deuxième point bi nga xam ne nag depuis démb moom laa wax ñu ci bëri ci ñun daanaka sunu tabaski daanaka xaw na yàqu surtout ñii nga xam ne ñooy ay mbokk ak jege ñaale kii di Mamadou Seck. Mamadou Seck may fàttali ni que dafa bokk ci Pastef dëkk fee ci Daaru Moussi nekk fonctionnaire buy liggéeyee impôts et domaines direction des impôts et domaines ñaa ko DGID. Mamadou Seck boobu ñuy fàttali ne que ci weer bi juin ñi génn biñ naan dañuy manifestation boobu ñu naan la manifestation 17 juin te préfet aaye ko woon bokk na ci ñi nga xam ne dañ leen jàppoon tuumal leen ci benn groupe bi ñu naan force spéciale ne que ñoom maanaam dañu ñëw seen groupe boobu dañu taxaw pour teg ay ndel ci yenn béréb yu mel ni Sénélec wala ay këru kilifa fii ci réew mi wala yenn édifices yi nga xam ne nguur gee ko moom. donc ñooñu noonu ci jàppoon ñeneen ñi bàyyi leen ñi ci des tolloo fukk ak benn ñu jàll leen defere leen pour association de malfaiteurs pour une entreprise terroriste ak yeneen maanaam daal ci wàllu terrorisme nañ leen jàppee defere leen. ba loolu amee mu am kenn ci ñoom ka nga xam ne ñu ngi naan ko François Mancabou turam fan yëpp ñun dégg nañ ko moom dañ ko jàpp mais bañ ko jàppee ci diggante bi ñële bañ leen di yóbbu Rëbës moom boobu ak léegi mu ngi fële service urgence bu hôpital principal. ngeen di fàttaliku kii di soxnaam ba muy seede nee na moom bañ ko woowee mu dem commissariat central ñu ne ko sa jëkkër mu ngi urgence bu mu demee urgence nee na jëkkër yi daf koo fekk muy deret taq deret fu nekk deret gi di siit fu nekk moom moo mujjee ut ay mouchoir di ko fomp. avocat yi nga xam ne ñooy défendre kii di François Mancabou bokk ci ki ñu naan Patrick Kabou ak maître Ousseynou Gueye barki Demba Ndiaye nañu bind bataaxal xamle ne que ñoom daañu saisir daañu bind organisation surtout Nations Unies yi nga xam ne dañuy xeex contre torture parce que ñoom dañu jàpp ne que kii di François Mancabou di seen force spéciale boobu dañ ko doon torturer looloo tax ba tey ji mu nekk fële ci service des urgences ci benn hôpital. noonu démb ñu yeewu am xibaar bu jib xibaar bi mu jibee ñun ñu ngi ko jot waxtu bi nga xam ne ñu ngi préparé dem julli ji ñi nañu kii nga xam ne mooy Mamadou Seck bokk ca Pastef ñu tuddoon ko ci mbirum force spéciale ñi nañu Mamadou Seck ñàkk na bakkanam. ñu amee loolu ñu daal di téye xibaar bi di gëstu 9h ci suba ñiy gëstu fu nekk di fa woote di jéem a xam lan moo xew. lañu njëkk am ci version ba nga xam ne ci ay nit ñi ko jege la ak ci nit ñi nga xam ne ñun recoupé nañu information bi ak ñoom à titre officieux lañu xamal dañu ne Mamadou Seck dafa am insuffisance rénale la te démb ci fajar daa yeewu am malaise fa la jóge ñàkk bakkatam. ñooñu mooy seede yi nga xam ne ay ñi ko jege wax nañ ko. ñuy continuer di gëstu ci gëstu boobu ñu jokkook ay kilifa daanaka waxtu bii nañu jokkook ay kilifa ci administration pénitentiaire ñi nañu nañ leen may ñoom ñi ngi ci waxtaan pour daañu dellu si mbir mi. mais ñu am ka nga xam ne ba ñuy wax ak moom daf ñu ne Mamadou faatuwul dafa amoon malaise ñu yóbbu ko fële ci service unité hémodialyse bu hôpital Le Dantec ñu waaxu ñu ngi woon ba suñu tabaski ñu waaxu ba ñu eggee foofu def suñuy gëstu kañ fa fekk nañu moom 6 heures du matin la liggéey si parce que
ka mu remplacer dafa waroon tabaski ji waaye ba waxtu bi ñuy egsi moom jotul benn malade mooy maanaam service hémodialyse bu hôpital Dantec démb ba waxtu bi bañ fay dem malade dugg fa jaaxle bi gën a wéy ñu daal di bind publier article bi ñu publier article bi ay kilifa woote woo suma rédacteur en chef mu woo ma ne ma lii ak lii moo ci am ma ne ko bon mu ne ma waaw mu xalaatal ma ne ma bon comme ba léegi amaguñu version officielle te affaire bi mun na jur coow est-ce que duñu wàcce article bi xaar tuuti ba ñu am une version officielle comme ñoom nee nañu daañu communiquer ma ne ko baax na mais man de li ma gën a doon ñu bañ ko dindi dans la mesure où ñoom ñëpp ñi nga xam ne jokkoon na ñoom ku ci nekk la nga wax bind nañ ko mu ne ma waa mais nañ ko defee noonu moo gën looloo taxoon ñu wàccee article bi mais tey jii diggante démb ak tey wax yi nga xam ne moo jógee de part et d'autre moo tax ñu ne faw ñu wax ak nit ñi neewuñu Mamadou Seck dafa faatu neewuñu Mamadou Seck dafa évadé parce que ñenn ñi ñi ngi naan dafa évadé mooy bañ ko yóbboo foofu ci service hémodialyse di ko dialyser dafa jógee évadé loolu lañ leen ñu wax mais ñu ba tey jii amaguñ ci benn firnde bu leer ci ñaari wax yooyu firnde ba ñu am daal mooy kii di soxnaam démb ak tey kenn mënu ko jot téléphone kenn mënu ko jot téléphone loolu mooy benn firnde bi ñaareelu firnde bi nga xam ne moo tax affaire yi xaw a doy waar mooy que démb ba tey amul liñ naan une communication officielle parce que yi ni mel bu amee moo xam dafa évadé moo xam daa dee yàlla na yéex bu dee loolu amul la ñu war a def mooy communiquer c'est-à-dire xamal nit ñi li xew parce que bu ñu xamalul nit ñi li xew li tubaab naan supputation les supputations vont aller bon train c'est-à-dire ku ci nekk da nga jéem a fexe ci sa gëstu da nga jéem a fexe ci sa imagination le pire te le moo tax les autorités dañu war a communiquer sur ce qui se passe beneen affaire bi ñii nga xam ne ñoo nekkaloo woon sûreté urbaine fële commissariat central ak Mamadou Seck ñenn ñi nee nañu ñoom da leen jaaxal sax ba ñu jëlee Mamadou Seck naan dañ koy yóbbu Rebeuss parce que déjà fa ñu nekkoon biir Rebeuss Mamadou Seck présenté na fa woon ay signes alarmant xam na fa def na fa ay malaise et tout donc pour wane ni que effectivement waa ji insuffisant rénal la et il est extrêmement malade nit ku mel noonu boo ko jëlee yóbbu ko Rebeuss mais da nga koy exposé donc lii laa ne woon tey en attendant que ñu amaat un retour de l'administration pénitentiaire ñi wax ci ñaari wax yi daal moo am ñii ko jege nee nañu dafa faatu ci côté administration pénitentiaire nee nañu dañ ko yóbbu woon fële nga xam ne mooy service hémodialyse bu hôpital Le Dantec waaw pour le moment beneen bi nee nañu bañ ko yóbboo ci service bi dafa jógee daw boobu ak léegi ci loolu nañ nekk di xaar fan la wànnent di muy jëg gëtëb